mbokk yi asalaamualeykum ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax ci ni ngeen àndee ak seen site la teranga point info ginnaaw ba leen jaajëfalee ci ni ngeen ànd ak ñun tey dañuy dikk di wax ci réew mi en général ak ni réew mi yëngoo ak ni coow li bare mu mel ne danoo njig-njigéen parce que dañuy faral di wax naan bu 2018 na rey ñaaw yàlla na mel ni 2017 déedéet na ko dàq foofu ndax liñ dund ci 2017 mënootuñ ko lii mais tey ñun duggee ci 2018 neexul parce que dañoo jiitu ci Casamance ba fa payot ay nit faatu fa ñu ne jàpp na ni enquête ba ma ngay wéy ci jàmm joo xam ne ñu bari yaakaaroon nan ko ñu jóge ci loolu ñàkk sëñ Sidi Mokhtar Mbacké ñu tege ne fa lay yem tension sociale bi yëngatu jàngalekat yi coow li mel ni tulli ak màlle bu weesoo jàngalekat yi ñu defaat beneen njàngat ci wàllu santé ñuy laaj seen xaalis mu doon crise ñii liggéey ci mbalit mi ndakaaru salte ñii liggéey jëm ci collectivité locale yi ñu amal leen seeni xaalis war leen ko fay loolu lépp tegu ci kaw nguur gi premier ministre di ci dox di ci wax lu ne mu jéem ko ci mais loolu lépp dalandoo ci bopp nguur gi ñu jëm ci élection 2019 gënul li naan liy xeeñ neexul ci olof loolu lañu faral di wax parce que bu nekkee ci année électorale daan nañ gis dëkk bi di xumbee nii mais coow ci wàllu politique lañ daan gën a dégg mais fii du politiciens yi ñoo dominer coow li mais fii ñi yëngu jëm ci wàllu social te gën a sës ci askan wi di fayeeku wér-gu-yaram boo ko amul doo jàng bu doxul xam-xam du am yaakaar du am bu ñu waxee jëmee ci wàllu mbalit mi dëkk bi dafa war a set ñooñu ay fonctionnaire la yor seen xaalis ñu war leen a fay beneen bi jëm ci wàllu maire yi yooyu yëpp doon problème ci état bi ministre yi nag di ci dox ba tey jii li dal ci nappkat ya nekkee ca Ndar te yàgg leen a dal ay garde-côte mauritanien di leen rey di leen faat di jël seen bakkan ci anam goo xam ne mel nga ki rëbb picc doo rek mu dee nguuru Sénégal doon maslaa ba maslaa bi sës kiñ ci mën a faat mooy Fallou Sall dëkk Louga doon nappkat nekk ca Ndar mu doon situation bu garaaw ñu ne Abdel Aziz mi ngi jéggalu jox na loxo Macky Sall mi ngi koy baalu est-ce que loolu yombul kenn waxul nanu xeex kenn waxul nañ jàkkaarloog Mauritanie waaye suñu kaaraange nañ ko sàmm suñu kaaraangay nappkat parce que nag ñi li jëm ci mbiri licence de pêche yi Mauritanie ñoo moom seen géej joxoon nañu 400 licences mais 400 yi doyul ñi négocier ñu xañ ñu lépp ba tax tey ji boo demee ci Ndar wàllu chômage ak ñàkkum xëy ak géej gay randu di dugg ci kër yi doon problème ci doomu Ndar yi ndaxte doomu Ndar yi seen activité ci ñaar lay tourner bu nekkul ci transport rek wala ñu nekk ci commerce dama ko ci yokk ñi ngi ci wàllu napp te napp mooy loo xam ne moom la ñu dundee ñun ñi nekkoon ak ñoom bi ñuy nekk gone ñun xam nañu loolu kon ñooñu tey buñ amatul fa nu nappee ak li jógee ci doomu Ndar fële ca Nouakchott ak Nouadhibou wàcc Ndar taux de chômage bi pauvreté bu tar ñàkk bu tar dara askan woowu naam njiitu réew mi yóbbante woon na ay ndimbal ak ay gaal jëm leen a jàppale mais loolu doyul lu tax doyul mooy ñun suñu réew ñun dañoo am géej Sénégal dañ doon wax naan ñett yi koy doxal xamu yàlla mooy mbay mi bassin arachidier bi beneen bi ci topp mooy li jëm ci wàllu tourisme boo demee ku ci mel ne ay Kafountine Casamance tourisme bi nu mu doxee woon tey jii mi ngi gàllankoor beneen bi ci topp mooy wàllu napp mais tey jii bu ñu demee ba napp bi mënatul dundal doomu Sénégal tourisme mënatu leen a dundal mbay waratu leen a dundal dañoo war a poser ay question lan moo xew ba suñu réew doxul on tey jii mu jot comme ni ñu koy xeexee ca Casamance mooy ñu sàmm suñu àll ba mu jariñ ñu mooy du ay nit ñoo ñëw dagg suñu garab di ci am dara ñun ñu dëkkee ca dëkk ba mënuñu ci am dara tey jii napp gi ñu jaay suñuy géej ba ñeneen ñoo ñëw di jëfandikoo géej gi ñun ñi dëkk fii doon bu xeefalu dëkk bi ñun mënuñu am dara loolu on doit se poser des questions ñan ñooy jaay suñu géej yi yéen accord lañ signé ba sénégalais yi ñoom mënatuñu jëfandikoo lii di géej gi loolu problème la
lu tax tey ji sunu mbay mi mënatunoo jariñ ba bu ne 210 lay jaayee am ñi mbappat gerte gi tey ji baykat moo gën a sonn ci mim réew di Sénégal loolu lépp bu ñu ko dee dund tey ji wàllu njàng mi ngi nii nguur gi amal bor jàngalkat da leen di fay du leen fay wàllu santé yooyu yëpp ngay jël tey ji teg collectivité locale tey ji réew mi lépp lompoñ bu ñu waxee sax waxtaan jëm ci wàllu politique waxtaan bi doxul réew mi lépp a taxaw mais li ci gën a metti mooy ñi ko war a régler mooy ministre yi ko war a régler doonoo télé wala dañ koo yit dañ leen jox lu yite parce que médecin après la mort ci la ñuy dox maanaam dara day xew ba jàll ñu topp ci di daw naan dañ koy régler alors que mun ko réglé woon avant mun na am du egg fii ñi dee nan tey jii est-ce que Sénégal jotul moom ak ay voisins am mii Guinée Bissau mii Gambie mii Guinée Conakry mii ku ci mel ne Mauritanie gi mu wane fulla diplomatie baax na bon voisinage baax na ndax dëkkandoo jar naa faale ndax ay du yum ci borom mais nag fulla ak fayda kenn du ko del kenn Sénégal est-ce que jotul mu am fulla am fayda am nu mu déggoo ñi ko wër ndomba parce que nag dañoo wër ndomba mais dafa jot ñu ànd ak ñoom ci fulla comme ni ko defee ak Yaya Jammeh dafa jot ñu def ko ak Mauritanie fermeté comme li Aly Ngouille Ndiaye wax c'est bien mais waroon nañ ko def bu yàgg jël ay bateau de guerre marine nationale teg leen ci géej gi ñu sàmm suñuy nappkat mais aussi tamit suñuy géej ñu négocier waat ba ñun duñu soxlaati dem feneen pour di fa am leneen mais ñun liñ am danoo doy Sénégal bu dee mbay mën nañ ko fi am bu dee napp mën nañ ko fi am bu dee tourisme mi ngi fi mais pourquoi mënul développer ministre yi ñu ko dénk ñoo télé ou pas tey jii négociation yi benn ministre bokkatu ci léegi le ministre premier ministre Mohamed Dionne moo ñëw songu négociation yi heure bu ñëwee diggee dinaa leen jox genn wàll dinaa jox li c'est bien Mohamed Dionne c'est bien parce que kilifa day yaatu dënn kilifa day ibbeeku mais est-ce que lii war naa continuer Mohamed Dionne doy mais fi ñu toll en 2018 un an des ci élection président Macky Sall moo war a jëlal mbir yi loxoom tey jii waxtaan ak ci wàllu napp gi nee na day dem Ndar ak Macron kenn wax ay wax dialogue politique de waxtaan ak ñoom beneen bi ci topp li jëm ci wàllu mbay mi mu waxtaan ak baykat yi Casamance mu demal fa boppam li jënti ko boppam waxtaan ak ña fa ne ah parce que ñi muy yónni ñu nekk ay second couteau est-ce que ñu ngi jouer leur rôle li jëm ci wàllu njàng mi na leen woo waxtaan ak moom ni ko Ablaye Wade doon defee wàllu santé ak yeneen parce que l'heure est grave moom moo war a jëlal mbiri loxoom parce que bu ñu demee à l'heure du bilan Macky Sall rek la ñuy poser question lan mooy sa bilan moom rek la ñuy évaluer bu dee xas moom la ñuy xas bu dee fal moom la ñuy falaat bu dee folli moom la fal te bari na ci ñi ko wër Abdou Diouf jaar na fi Senghor jaar na fi Abdoulaye Wade jaar na fi bu daanoo bari na ci ñi ko wër da nga koy bàyyi te crise Sénégal yamul rek ci sax mbiri social mais mbiri sport wala fédération yi Guédiawaye football club ñu ngi coow fédération amul solution mbir yi Wakam cuune yi ñu ci def nar a football la Wakam semblé programme championnat wu Sénégal ñi ngi dem mondial préparation kenn xamul lu xew ba ci làmb ji nii bëgg a suqali mi ngi jooy mu mel ne réew mi lu bari day nalaw gars yi ñoo tële wala daa am ñi saboté ngir Macky Sall bañ a réussir parce que nag bari na ci réew yu wër Sénégal buñ sañoon Macky Sall du def parce que gis nañ coowal Gambie ak ni ci Mauritanie Guinée Conakry dugg woon kon mu jot mu jëlal mbiri loxoom diplomatie bi li jëm ci wàllu social bi même ci wàllu politique dialogue bi muy yónni ay second couteau bu bëggee dialogue vrai le président de la république ne ko jëlal loxoom te nag mu jël réew mi teg ko ci dal kenn waxul waa PDS fekki ko de kenn waxul waa PS fekki ko de mais nag bu mënee fexe nañ la juboo waa PDS parce que Sénégal foofu la toll ñu juboo songu réew mi jëm ko daan parce que nag gis nañ ni à lui seul ak ñi mu àndal des na parce que waa APR jubuwuñ seen bopp bay juboo la kenn mu ngi leen doon jubale ca Pikine jël ay iteem dox ko Dakar liggéey leen li ngeen liggéey baaxul kon moom na xam ni parteem rek doyu ko ak ñi muy àndal il faut que les Sénégalais lambda maanaam la majorité silencieuse boobu mu jéem a waxtaan ak ñoom jéem a xool fa la leen di jaar def jéem a xool na lay def ba suqali réew mi ba bu à l'heure du bilan mu mun a teg dara seen loxo comme ni ñu koy waxee bilan bi doy na campagne mais on a l'impression que da nga koy nax di ko nalawal mais ça ne va pas ñëpp ngi jooy sikkim dafa lakkandoo
te waaji ak gaañi foo ko déggee bu baree waa ji la ñuy sikk te waa ji du kenn ku du président Macky Sall bu dee élection moom rek mooy doon candidat wàllu teen la rek ca pind ba lañuy yam ñi ko wër ñëpp te parti yi ko wër tas nan ne jéem a jubu ko sénégalais yi jéem a régler problème sénégalais yi pour mën a taxaw seen kanam laajaat leen mais aussi dañ jéem a jubóo ku jëg politique yi affaire Khalifa Sall kenn waxul nan bàyyi Khalifa kenn waxul nii mais buñ ko mënoon waxtaanee tamit day baax waxtaanee ko parce que du ñu yóbbu fenn Khalifa ci kaso bi du tax Sénégal avancé Khalifa génn du tax Sénégal avancé mais jàmm réew mi gars yi jubóowaat nekkat benn yoo xam PDS Karim Wade di ñëwaat ne veut pas dire que day nekk candidat wala day gagné élection boo ko bëggee gagné da nga koy liggéey mais tey jii ñi ngi naan li jëm ci wàllu caution ñi ngi naan jëm ci wàllu parrainage loolu du débat bi ji nga loolu sénégalais lambda yi intéressé wu leen ji nga li politique yi wax yi intéressé wu leen sénégalais xam lu mu bëgg napp gi dox ba waa Ndar yi nekk ci jàmm mbay mi dox ba bassin arachidier bi nekk ci jàmm Casamance am jàmm ba waa Casamance yi mën a dundaat ci jàmm li jëm tamit jëm ci wàllu dund gi jëm ci wàllu njàng mi jëm ci wàllu wér-gu-yaram gi loolu lépp ñu sàmm ko te loolu lépp nag ngir ñu mën ci am ndam il faut que président jëlal ko loxoom premier ministre bi baax na ministre yi baax na mais nag Macky Sall na xam ne moom lañu dénk réew mi mbokk yi kon mu doonoon xalaatu Boun Khatab sur la teranga.info ak la teranga TV ci YouTube di ñaanal ñëpp jàmm ba beneen yoon incha allah.